laata ma si dikk ak ñoom ma jaajëfal ñi fi nekkoon ñu wutu leen ci toog yi lañ doon def itam am solo lool neex itam lool tabarkàlla Oustaz Souleymane Diaw di ambassadeur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dalaloon sëñ Cheikh Ngom Akassa ak it sëñ Fallou Akassa ñu gërëm leen jaajëfal leen bu baax nuyu waa Touba kenn kaa ngi bàyyi ko Touba ka ca des Ndakaaru gi ñu nekk ñu am mbégte bànneex daal di feggoo ak moom Oustaz Seyd Diallo du Diallo Jéeri Diallo Ahmadou la saa yu yëkkatee kàddoom duñu bàyyi duñu bëgg sax mu dal di jeexal dañuy sawar rek taataan ko tabarkàlla kon ñu nuyu la ziar la tatagal la asalaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ajaratu Caba Dramé Caba Naati. maa ngi nii toog Kor Dadi. maa ngi nii toog borom Medina. yaa wax lii. defe naa ne maa ngi doon dégluwaat Baara démb pour jéem a xool. dina ñëwaat tey de. Jacques nga préparé ñu Baara nu may imité. ci kanam ni muy defee introduction bi. ak fëgg bi itam. boobu tam nam naa ko. di la ñaanal jàmm yàlla ak yërmandeem ak barkeem yàlla defal la ko. allahumma amiin defal ko sa njaboot. amiin defal ko képp kuy wax ashhadu an laa ilaaha illallaah defal ko képp kuy bani aadama. ngir walaqad karam naa bani aadama. di jàkkaarloog téléspectateur wal fajri di leen wax ne jox nañ leen suñuy loxoy xol. di leen ñaanal tawfiq ak taysir di leen ñaanal assimilation ak pédagogie. parce que information dafa xaw a sensible. souvent bu fekkee ne ki koy jël amul assimilation ak pédagogie pour mu mën ko relayer. dafay nekk lu jafe. di nuyu Samba Linguère nga xam ne. dinañ ko jëli léegi. incha allah ak sa ak Mass Mbow lakkale bi. ma nga noonu daal Mass démb jot naa ko. man tamit. ndeysaan jot naa ko. ñu ngi koy ñaanal bon rétablissement borom ndey ju baax ak baay ju baax. wallaay comme dafa fay ñooy sëriñam yi njëkk. dëgg la ñu koy ñaanal convalescence bu am doole. tawfeex ak taysir wax dëgg yàlla. amiin macha allah jërëjëf Oustaz Seyd Diallo kon tabarkàlla nuyoo bi am na solo gën gi nuyoo gën gi fay rek lay xaar biir réew ak biti réew am naa njott bu rafet ka ne fay nañu bu baax a baax ñu nuyu Mouhamadou Lamine Bara jenn Baye Bara surtout Mbengue ak Aram Sarr si kanam tuuti incha allah daañu dem ba Louga fexe jokkoo ak moom ngir moom itam mu dellu siwaat si li nga xam ne yëkkati woon nañu ko ni ki démb doon ko waxtaane si altine ji di nuyu itam Mass Mbuuba Jali jërëjëf Oustaz Seyd man ak yow wéetuñu si jotaay li démb ñu ngi koy annoncé woon gannaaw Ndeye Sadio Gadiaga lañ fi dalaloon bàyyikoon ba Pikine tey ji waxoon nañu ne si kattanu borom bi bu ko kii wa maye jota maye rek ndax ku ne xam na ne imam la imam Mouhibine Sow je pense que ni ma ko prononcé noonu la parce que bari nañu yàq tur wi Mouhibine Sow di jiite jàkka yi Géejawaay foofu sa domaine waaye itam di jiite fii ci Liberté 6 kon imam Mouhibine Sow bokk ak ki nga xam ne moo waral waxtaanu ay bés bi ndey ak baay moom la ñu nuyu ziar ko tatagal ko tey jéggu nag bu baax a baax imam bismillah asalaamaaleykum أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللعين وصلى الله وسلم وبارك وكرم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ma toogal jataay bi yëpp di Xaja Caba ak Xaaj Seydou Diallo ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu xaq di sàkku ci yéen ngeen baal ñu di nuyu tabarakallahu auditeurs yi ñuy déglu yëpp ak téléspectateurs yi ñuy déglu yëpp fu ñu mën a nekk fi mashariqil ardi wa magharibiha ci gox yu fasantikoo yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di jiital kilifa yi fa ñu toog kilifa gu ne fa nga toog ñu ngi lay jox sa wàccuwaay di la fekk fa nga toog jox la sunu loxo xol ànd ak war ma ba nga yellool di la nuyu di ci jiital kilifa yi diine yi nag di leen nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal yàlla di sàkku ci ñoom ñu yàgg ñoo ñaanal yal na leen yàlla mottalil seen yéene ci seen yan yi leen seen waajur yi bàyyi yal na yàgg a woyof di nuyu kilifa autorité politique yi yal na yàlla inspiré leen jàppale leen ba fa ñuy jëmee réew mi tombeek fa yàlla bëgg yàlla gërëm ko ca mu sedd di leen yeesalaat njaal ak ñaan ci sunu frère sunu soppe waaw ñu wëllëre Sidi Mouhamadou Lamine Niass di woon nit ku baax ku réew mi jooy ba fii xatal aan ñu ngi koy jooy tabarakallah ndax rek engagement ndax ak dëggoom ndax bañ a xeeb benn soxla askan wi ci soxla yi askan wi yëpp mi ngi woon ci kanam daanu yeble danaan teew kon tabarakallah yal na yàlla yokku leeram deseem mi ngi ma fekk Maroc fala ma fekk laa ko yëgee yàlla xam na ko waaw muy dëkk bu mu bëggoon it ndax rawdu Cheikhuna Ahmed Tijani yal na yàlla teeroo ko yërmane
bàyyi barke bi ci njaboot gi allahumma amiin waaye yéen it ñu leen koy gën a jaalewaat ndeysaan yal na leen dëddoo jàmm allahumma amiin li mu defoon benn rek yal na yàlla kàttana leen ba ngeen def fukkam allahumma amiin bi jaahi rasul sallallahu alayhi wa sallam sallallahu lii sagu réew mi yëpp la sagu doomu daara yëpp la yal na gën a yàgg waaw yal na gën a yàgg bi mu amoon yéene daal yóbbu fa wal fajri yal na yàlla kàttanal leen amiin ba ngeen ak njabootam bi fi ne ba ngeen Cheikh. yóbbu ko fu gën a kawe njort Allahumma boobu amiin. bi jaahi rasul sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Kaddu yooyu. Mouhibine Sow tabarkalla am na solo lool moom suñu kilifa jooju du ko ñuy fàtte wallaay ndeysaan tabarkalla moo tax saa yu ñu éviter kenn koo xam ne ndeysaan boobu ba léegi ñëwul si kër gi wala mosu fee ñëw day saa yu ñëwaatee rek day mel ni dafa beesaat si moom te talaata la woon ñeenti fan ci weeru décembre atum 2018 kon Sidi Lamine Niass yal na yàlla yërëm ko yokki leeram taaf ñu si barkeem laat ñu ñëw ak yow si li nga xam ne mooy thème bi parce que démb dañoo tegoon élément bi mais tey du aaju gannaaw yaa ngi fi te itam bokk ak moom ndey ak baay kon lu si bari yaa ñu ko gën a xam nga dikk si ak ñun balaa ngi si dikk ak ñun ñu jaajëfal waa régie di yaayu xale yi ajaratu Penda Diallo Guèye Ndioro Bassi kor Alaaji Adama mi ngi feggoog tonton Pierre Jacques Gabriel Préra bu Tata Elisabeth di nuyu Issakha Diagne Naar El Hadj Modou Fall kor Assou Cissé Babacar Lo Ndaam ñu jaajëfal Keba Thiam Torodo naka noonu Alioune Baldé ak ma jigéen Diop doomu Ceeskaay gi ñu bi ma cappa-cappal ba ma xaw a neex xool kon cant ak ngërëm ñenn ko Oustaz Seyd ñu dikk ak moom ma bàyyi la ak moom si li nga xam ne moom moo waral waxtaan wi imam ñu ngi lay dalalaat beneen yoon day wax amin ci ñaan yi amiin waaye amiin di wax ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam li mu wax ne wala taxsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahyaau inda rabbihim yurzaquun te gëm nañ ne al amin Niass muy Seydi ci yoonu yàlla la nekkoon kon mi ngi nekk ci xéwal yi nga xamante ni bii sunu borom subhaanahu wa taala mi ngi ko koy jagleel kon mi ngi dégg wax jooyu mi ngi dégg ñaan yi te delloo na la ñaan yi yonent bi alayhi salaatu salaam lu mu wax ñu leer na doomu aadama boo ko ñaanalee ñaan goo xam ne dafa jóge ci xol day daf ñëw ba ci moom mu jot dafa mel ni message boo xam ne dañ la ko jox boo ko reçu dañ ko delloowaat ne ko bien reçu accepté bu leen tooylaat xol yi waaye wallahi lazim tabarkalla parce que ndeysaan dafa doon lu doy waar parce que duñ ko fàtte déedéet parce que ki def jamono ak ki jamono def bokkut ay bu fi nekkoon rek ngay dégg ay bu fi nekkoon wallahi lazim ay waay Sidi waroon na fekkee comme loolu rek ngay nostalgie dégg boobu Macha mooy Allah. ne yow def nga jamono mooy marqué nga jamono ki jamono def nag mooy xëy def la xale ngay raam ba mu xëy ngay doxee bant jamono moo la def waaye yow defoo jamono yàlla bu dara yàq liggéeyam bi mu fi bàyyi woon laf yàlla bu ko cat dara yàq yal na yàlla sàmm li ma booleeg moom mooy Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy dafa di sama lépp di suñu waaw di suñu référence yëpp ko bëggoon cofeel boobu moo ñu boole alhamdulilah ma xam ni mu meloon ci moom ba moo njëkk a def mujj na bari nag ku ne dig ci def waaye moom moo njëkk a def direct champ de course wallaay dëgg la di wane gàmmu Serigne Cheikh direct est-ce que mosu ko woon may montre sax ba nga xam ne montre waaw la waaw ko Serigne fonkoon Cheikh génne na ko ci gàmmu Waaw. ne montre boo xam ne sama rakk ju baax ndeysaan ju ma bëgg moo ma ko jox mu ne montre bu am valeur mu ne waxuma valeur monétaire nag ndax mbir cadeau dina am ñaari valeur monétaire nee na ak valeur affective symbolique nee na loolu nee na ñaar yëpp la am nee na bu ma daan dugg Kaolack boobu ndaw ne danaan ñëw yéeg ci kaw garab ya pour séenu ma ndax cofeelam ci Serigne Cheikh est-ce que xam naa bu ñu ko toppee sax wax dëgg yàlla duñu sax dugg ci dem lañ koy defee duñu dugg ci dem bi ko ci parce que Sidi moom wallaay, tabarkalla géej la daal wallaay. Sidi daal la ngi noonu te daal man nag Sidi Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy ku ko bëgg rek wallaay almaxtum yaa ma moom ci biir ak ci biti Oh. waaw ndax mooy sama lépp macha allah ay si tabaarkalla Moustapha Sy mooy sunu lépp wallaay muy suñu lépp mooy sunu lépp tabarkalla tabaarkalla yal na yàlla yokk leem tax ci barke bismillah oustaz bàjjan kuy bàjjan ak nan la xëyee rek daal di dem parce que mun nañu delluwaat ci jeunesse bi mais luñ ci jël yow yaa ñu koy gën a mën expliquer te li ëpp ci mbir yi ne woon nga ne yow yaa doon dox yaa ne woon ci kanam en tant que kilifa télé yi ngeen dem rajo yi ngeen dem avis de recherche yi ngeen def ak yenn notable yi ngeen gis ak yenn administration yi nga xam ne def ngeen ko ñu bëggoon nga indil ñu ci nan la kii di bàjjan daal di xëyee rek daal di disparaître ak boobook léegi yan jeego ngeen ci teg jërëjëf Seydou xam naa lu doy waar la bien que processus bi sax yàgg na waaye bëgg naa balaa loolu rek ma defal la tuuti 5 minutes kan mooy bàjjan la personnalité mi ngi ci foofu mi ngi ci laaj bi kooku soxna Fatou Sow nañ ko tuddee mu ngi nii Fatou Sow waaw portale baa ngi nii Seydou yor Fatimatu Sow waaye nag comme sunu bàjjan nañ ko tuddee
ba ñu koy tàmm di wax bàjjan. jàng na alquran ba wàcc bi riwaayati warshin jàngin bu rafet ni ma koy jànge la koy jànge sonn lool ci dit la preuve anecdote la parenthèse avant muy ñëwaat ci personnel bi mooy ba muy réer noonu mi ngi liggéey ci benn poste de santé koor gaa ngi jege si wax na ne chef de médecin bi patron ne ko nga may ma rek koor gaa ngi ñëw dama bëggoon may teel a wàcc tuuti ndax di mun a def sama waqaf balaa may dem balaa muy guddi ndax damay dem université Ramadan te bëgg naa def sama waqaf avant may dem benn mun naa wax ne tamit bi mu wàccee moom baayam ne Fatou dama féetewoo ak moom ci lu bari donc maa ko mottali ci moom mu jàng ba noppi ma dugal ko scoutisme ak Croix-Rouge fa la jànge ba def fa santé waaye fekk na lu jiitu loolu doon na def karaté tay arts martiaux karaté bi mu ko defee yi tamit ba mu yàgg macha allah doon na ci sax def service garde rapproché ci ñenn ñi après mu tenté mu takkine métier bi ngeen nekk nii te mooy audio visuel nekk caméraman waaw def na ko ndax dafa mës a bëgg yëngu ak def lu baax ci lépp nag ci mbirum diine nag caméra la doon def yor na caméra ay yoon ba tey ndax jot na nekk ci ay média non déedéet demutu mais caméra ci ay cérémonie religieuse mu leen di filmer bëgguma yegg ci yenn détails yi rek moo tax ma yem foofu boo ba nag bi mu am comme defoon na santé nag ma gisee ak sama benn wóolëri bu yor ONG boo xamee dañu ubbi benn poste de santé fee ci Njaareem Limaamulaay ñu jël ko fa dugal ko fa yàlla def sutura rek ñu adopté ko ndax xëy na vraiment patient yu ñëw dañu naan daal ñoom dañu seetlu ne bu leen piqûre wala mu defal leen perfusion daal dañ ci am tawfiq daal ñu épouser ko nag waaw donc bousculé na fa sax ordre yu bari parce que effectivement xëy na yooyu am na ko mu fa fekk koo xam ne yàggoon na fa ba mu ñëwee dañu mujj sax dàq kooku ndax personnel bi daal dañu xaw a ni déjà il fallait choisir garder ki ak kii te moom daal moom nañu gën a apprécier ndax liggéeyam ak fonk liggéeyam ak loxoom bu sedd macha allah ay kilifa dañu daan mujj ñëw di ko woo téléphone ay kilifa yu jóge clients yu bari parce que di taamu vraiment mu leen di defal perfusion ndoxam daal seddoon na macha allah ah loolu ci la nekk ba bi muy jógee di dem di réer c'est un 28 août 2008 koor a ngi jege ñu ngi des ñaari fan wala ñetti fan ci koor bésu alxames la ci ba koor 2021 13 ans ba bésu alxames wallahi donc mu ñëw ñu wàcc ci heure jot ñëwul ma jógee Ndakaar man wàcc ñëw yaayam ne ma kii de wàccagul ba léegi ma ne mënuma sax inquiété xalaat ma ne dafa ñëwagul rek mais moom dina ñëw incha allah mu gën a guddi ñëwul ñu woote ci portable bi jot boîte vocale noonu la demee ci koo xam ne musuñu ko xamal dem fenn ba fay fanaan koo xam ne nee naa la médecin bi ñu demee def recoupement ne waaw moom di laaj ñu ne man de wax na ma fii ne ma daal dama bëgg fan yi koor gaa gi ñëw nag may mun a teel a wàcc tuuti parce que damay bëgg def sama waqaf kooku kañ programme wul dem fenn déedéet ba xattal aan nag ba fii ñu toog bu ma ci amee information yaa ko ci am ba fii ñu toog amaatuñu ci dara ba su àjjuma la laa wax alxames ci guddi la mbir mi am ba seddi àjjuma ñu wër li ñu njëkk a xalaat mooy xëy na peut-être dafa def accident wala ñu dem ci hôpitaux yi di ko dem police def déposition bi ñu ne waaw xaaral loolu moom aussi waxuñu ko pour indexer dara mais am na négligence à ce niveau xaaral ndekete bi bu ñu defee vendredi ils n'ont pas enregistré dans la machine c'est amee waaw ñu ñëwaat samedi ñu ne fii weekend la d'ailleurs sax xaw nañ fa yëngal foofu maa leen man réerlewu ma oto réerlewu ma portable nit la wallahi ci nañ mujj ni am na ku ko jëloon démb ñu ne waa mais ki ko jëloon démb nekk malheureusement defu ko ci machine bi mais la levé la ko def donc ñu reconstitué waat lu pour incriminer kenn nag fes weesu nañ yooyu mais juste la vérité waaw la vérité rek juste la vérité nag waaw juste la vérité cette procédure bu xaw doy waar la ñu yëngal nag lépp suñu relation yëpp famille bi yëpp ñëpp jóg kilifa goo xam ci réew mi jóg daanaka wax dëgg yàlla ba sax liñ ci doon
levier yi ñu ci yëkkati daal wax dëgg yàlla bu doon dinañ ci am dara parce que à l'époque le ministre de l'intérieur vraiment moom it bi mu ko yëgee jàpp na ci Cheikh Tidiane Sy. Cheikh Tidiane Sy. à l'époque wax ay wóllare mën nañu koy ziar. waaw ñu koy ziar parce que suñu sœur moo ñu ko wax ne il faut ñu wax ko Cheikh Tidiane. bi ñu ko waxee mu ne waaw man kooku ñooñu papaam di raggu papaam man ba may jàng Ndar sama yaay moom la ma booleeloon lu may soxla ci examen di ñaan moom ma daan ñaanal nanga ñooñu kenn du ma leen seetaan. wax vraiment engagé wu ci mais ñu ngi jëmoon période examen. période kii laa bëgg a wax période élection à l'époque xam nga ministre de l'intérieur jëm période élection moom ak contentieux yi moom xam naa ne léeg-léeg pour jot leen sax dina jafe waaye ala kulli xaalin daal def nañ ca la ñu mën à l'époque ba fii ñu toog daal amaatuñu ci benn xabaar ndax delluwaat ngeen ci l'hôpital ba wala poste de santé ba mu doon liggéeyee ñoo àndoon yéen a àndandoo di wër kii responsable projet bi mbir mi amee otoom la taal ñu ànd di def tout le circuit lu ñu soupçonné def nañ ko dem nañ ci morgue yi dem nañ ba ñuy tiireel loolu kañ sentiment bu doy waar da ngay dem ñu lay tiireel tiroir yi ngay xool def nañ lépp doo bàyyi dara def nañ lépp moo bàyyi yitteem moom it wax dëgg yàlla ak responsable ya nekk ci projet ba yëpp ànd ak ñun lu ñu soupçonné lu ne gëstu nañ ko def nañ ci tamit li xew mooy ñaan suñu borom jullit ñaan la am moom ci boppam def na ci lu mu mën ci ñaan seeti ay nit ñu nekk ku ne laaj moom xam naa liñ ciy laaj moom buñ ko doon jóor fii kenn xamul nu mu toll laaj ci ay koppar waaw koppar bien sûr xam nga boo demee ku ne la boo ci defee lii mu feeñ ci xam nga yow même boo ci amul yaakaar lool waaye ay jigéen nga ko séqal faaw rek nga defal leen li dal seen xel waaw réalité yi parce que xam nga dañ naan imam la wala ñoom nitu diine dañoo farlu lool ci diine ji dina jafe lool parce que ñi si bari bu ñu jaaxlee dañuy seeti imam ni ñu xoolal leen yër leen xool ana ban yan kàddu la ñuy yëkkati ñoom xam nga yooyu il faut ñu dem ji génn ay sarax waaw su boobaa doo leen ko mun tere ndeysaan su ko defee rek lu mu laaj laaj rek wax nag kàddu bi benn la woon wala lu ñu leen wax kon kaddu yëpp moom dañu ne mi ngi dund fa mu nekk bàyyiwu fa boppam dañ koo gëlëmal waaw loolu daal mooy kaddu yi ala kulli xaal di ci xëy na lii émission bi xëy na mu am ci ñu am ci bunt ala kulli xaal mbir mi daal mi ngi noonu ku ñu ci mën a dimbale xam naa nag photo yi sax wax naa ko toujours c'est indicatif rek mais xam nga ku dem 13 ans photo bi changé na waaw physiquement kii jëmm ji changé na ndax da ngay comprendre que ne ku dem 13 ans war na nekk waratul garder même physionomie bi waaw yu yéeme daal am na ci daal yu yéeme am na ci ya imam Muhibbin wax ci wax dëgg yàlla daw na yaram waaye yaakaarul na tax ma ne daw na yaram mooy ne koo xam koo bokkal koo miin koo bëgg koo jëflanteel mu xëy ne mes xamoo ci lu mu ne xamoo fu mu ne xamoo nu mu fa nekkee mu doon mbir mu yéeme waaye bu dee dañ ko yar ci diine mu am kersa bëgg alquranul karim jàng art martial wala art martiaux fonk boppam fonk liggéey ba def xeetu liggéey yu bare kon defe naa ne kooku bu dee loolu daje na mbir mi da ngay am benn dilemme ndax affection bi mooy gën a wala empathie mooy gën a bëri bu fekkee ne nit ki yàlla dogal na mu jàng tuuti art martial siif ko du yomb ndax mun na défendre boppam self défense lañ lay njëkk a jàngal. kon da ngay jàppee ne feneen la. waaw dafa yaakaaruma ne ci kidnapping la. beneen bi mooy ñi ngi jege ci weeru koor jëm ci li nga xam ne mooy ay élection te gis nañu sacrifice souvent dañ koy jiiñ ñi nga xam ne dañuy bëgg ay ndombal tànk est-ce que loolu nekkuloon piste yoo xam ne wala nañ ko explorer beneen bi mooy man bu may wër lu ma réer ba gis ku ne ma li ngay yor li ngay wër sànkuwul mi ngi ci barab war na mu mën a fexe ba fekk ko ci barab ba li tax ñu def ci xel ma ba mu xamatul fu mu jëm ba mu gëlëm nga dindi ko bu dee xam-xam rek la ñuy wax
ndax bu fekkee njabar la nit ki mun na nekk ba France ki nga xam ne moo koy mocc nekk fii di wax ak jinne bi parce que ki am kàttanu def captage jàng aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an jàng ko aada nombre de fois yi mu ko war a def ak ayat yi nga xam ne war na ko ci def yëpp jinne bi fu mu mën a nekk ci àdduna bi donte dafa nekk Égypte dafa nekk Babylone dafa nekk fu mu mën a nekk mun na ko indi ba fii mu wax ak moom ne ko lan moo tax nga dugg ci kaw biir nit kii lan moo tax daf la tooñ wala tooñu la waxtaan ak moom signé ak moom benn pacte mu tuub bu tuubul mu daal di koy sifaay nga bàyyi doomu jàmbur waay kon am kattan googu am possibilité boobu am pexe boobu est-ce que waru leen woon gën a relancer loolu ngir mu mun leen jàppale ba gëlmal gi nga xam ne gëlëmal nañ ko jamono jooju mu daal di ko taxali ak gëlëm ne kooku ci laaj ci ñi nga xam ne demoon nañ ci ñoom di xam nga mooy ni nga wax xam nga d'abord jullit moom du'a silaaxul mu'min dañuy ñaan waaye ñaan ak njabar moom bokkul Sénégal nag nit ñi dañ koy jaawale ñun d'accord nañ ci ñu ñaan moo tax duñ ko bàyyi ba mukk bi ci des nag wax ko xam nga doo mun a xam nga ñàkk ba pare ñànki baaxul boo amee valeur da ngay bëgg toujours dese jikko te boo nekkee ay jigéen yow en tant que góor wala yaa leen war di dalal donc même naa ay réaction yoo xam ñoom même buñ ko dee am yow yaa leen di war di dalal mais nag du tee ñu wax dëgg wax dëgg c'est important du ma incriminer lenn mais damay wax dëgg les faits loo xam ne devant fu mu mun doon dinaa ko mun waxaat les faits sont sacrés waaw les faits sont sacrés li mu demee bu ñu la defalee chronologie fait yi mooy solu na bu ko sanc nag bëgg dem ñëw liggéeyi ñëw loolu it yëguma ko après laa ko yëg ñëw ne ko ah waa yow bi ngay dem dàll yi yóbbu woo ko woon mu ne ko waa yóbbu ma woon dàll yi moom daal ka nekkoon ci service ba dama bokkoon faa nekk ak moom ñu après ñu renvoyé ko ca musuma bëgg moom daal léegi dafa soppi ko vraiment temps yi ñëw na pour jubag man fa la dëkk ca boor yooyu poste de santé bi soriwul ñëw na fa seet si ma dafay ñëw lu bari nee na ma daal yow sa santé bii àndul ak dàll yi allahu akbar yéeri dàll yi la gën a àndal non sa kii bi da nga ko yàq dàll yi la gën a àndal simmil yii ma jox la yii allahu akbar mu simmi dàll yooyu mu jox ko ay dàll mu ne ko ay yii nag mu ne ko non bàyyi ma yóbbu la ko kër ga dal di jël ay dàllam yóbbu naïf ñëw dégg naa yaayam ne ko waaye yow mu ne ko ma sa dàll yi ana ma doo mu ne ah ma nga fa de moom dina xam naa ko abal ay fan da koy sol parce que yooyu da ko neex mais moom nee daal ne yii moo ma gën a jàpp bàyyi ko yooyu ba mu defaat ñetti fan yaayam ne ko sa dàll yi na nga ko indi mu dem jëli dàll yi jour ba muy réer yi tamit parce que aussi yi may wax c'est dans les procès-verbaux des enquêtes policières yi may wax parce que si télé nga nañu nekk ci nga xam ne moo joxoon daal yooyu ñëw na ca bés ba ca bureau ca poste de santé bi nekk ko dama lay invité añ na nga añ ci mu ne ko non du ma ko mën j'ai tellement de malades te aw ma jot fi ñu toll nii du ma mën a jël pause sax pour añ mu ne ko non jëlal pause rek soriwul ñëwal nga añ ci tey sa plat sax laa togg fàtte naa ban plat la mais wax na plat bi mu wax ne moom la ko togg incité yàlla moo xam mu ne ko daal du ma mun dem après en cas ñu wax nañ ne dem naam demul yàlla moo xam mais daal en tout cas ñoom poste de santé bi ne ñoom génnu fi pause bu fekkee demul bi mu wàccee jaar fa pour añ ñoom génnul ci pause bi donc kooka des soupçons lourds ont pesé sur des soupçons lourds ont pesé sur elle à l'époque ba police entendre ko garder ko à vue quelques jours parce que yeneen sujet ak yeneen yoo xam ne bëgguma ñaawal deru kenn mais yoo xam ne parce que biñ ko dàqee ndax dañ ko dàqoon xam nga ku ñu dàq ndax te mu wóor ne yow kii tax ñu dàq la nga ne bëggoo ko woon ndax sa conflit ak moom ndax dem ba bëgg a monter syndicalisme te borom kër yi liggéeyukat bëgguñu loolu
ndax dafa ne xale yi dañu il faut ñu commencer di grève nangam ak nangam léegi nag ñoom ñu gis ne daal vraiment moom bëggul lii ba pare mi ngi fi bëgg a indi sa rébellion ci nañ ko remercier mu dellu si waat bëgg la def xarit loolu du dëgg. bañ du bëgg dafay naxe. mu ñëw def la xarit yow nga dem na jàpp ne dëgg la ci moom loola moom feey nii la demee ci ginnaaw lii amee ci la amee tey jii rek bi may ñëw soxna ñu ngi may wax naan ma effectivement affaire bi moom dafa mel ni da ko sentiroon parce que 3 jours yu jiitu affaire bi dafa mel ni nekkatul woon. ñu ne ma waaw parce que daal wéetoon na sax di jooy donc xam nga yooyu boo ko defee ay recoupement da nga naan ak ay dàllu jàmbur yu la sa dàll yu ñuy nangu ak li xew ci dàll ak liñ ci mun def effectivement nga jëlaat dàll yi ñu remettre la ko rek nga jël sol daal da lay génne yàlla xam déjà yàlla rek moo xam man jël na ñaari dàll man yàlla moo xam dàll yi mu ko indil ak ya mu jël ak dàll li mu yóbbu bu ci ne mun na ci def pexe ndax moom xam na ko dalay man sànq avant muy dugg si loolu parce que yonent bi dama ko bëggoon wax ne ko ndax imaam ndax parce que nga ne moom ba muy ñëw ba dëgg yàlla ñëpp lañ ko bëgg xam nga dem si benn bërëb am ku la fa jiitu woon yow nga ñëw def loo la ngay def macha allah ñëpp naaw la si compétence bëgg la nga xam ne yow la ñuy taamu na nga koy doxalee ak li yàlla def si yow te yàlla mooy def loolu wallaahi léegi ñëpp taamu la ba pare ñu dàq ko ba pare mu tombé ñu dàq ko xam nga moo tax service yi aussi foog ñuy bàyyi waale xel tam si yenn yi parce que des fois ñoom mën nañ si bañ a bàyyi xel te fekk kee bàyyi na si xel du bàyyi du bàyyi ay mbokkam duñu bàyyi dëkk bi doy na waar fayantoo bi bari na léegi nag mu nekk ci man ba mu waxee loolu la sama xel njëkk ñaaw maanaam imaam dem naa bari ko laaj ndax dem ngeen ci kooku kon laaj ko ana kan fu mu nekk kon yëf yi gën naa sori gën na sori ba ay dàll dugg na ci biir lépp dugg na ci biir imaam moom réew mi toj na de xam nga imaam nga nag waaye li am la nag li am mais xam nga bu ñun suñu statut man moo tax émission yi sax doon ko waaye du tee ma wax dëgg rek te yàlla tax wax dëgg mooy dëgg maanaam bi mbir mi amee responsable projet bi ànd ak ñun laa la wax ñu dem wax na ma ne moom de bi mu ko dàqee def na lu tout pour mu recruter waat ko def na yu ne yónnee na ko ay message ay SMS yu bari woo na koy appel jëlu ko léegi nag ku mel noonu ñuy ànd nag mu koy woo téléphone pour laaj ko ndax gis na Fatima fu mu nekk lu ñu ànd yëpp mu ngi koy woo décroché wu ko koy yàkkamti mu jël la di ko yónnee SMS dem ba ànd ak sa yaay sax ñu seeti ko nga defal ko cadeau emballé ko mbasin offrir ko yëri offrir ko kan patron bi déedéet patron bi mu ne ma jëluma ko ndax wóoluwuma ko billahi allazi la ilaha illa huwa moo ma ko wax yàlla xam mais man lii la ma wax mu ne ma donc yooyu yëpp jaane kooku di la woo maa ngi toog ñu ngi ànd nga gis appelam jëlooloo ko war nga yàkkam xëy na si daf ma bëgg a recruter waat ke jëluloo ko ba ngoon. c'est après la disparition wala comme ni mu ko waxee. après la disparition ci jour waaw bi ma réeree ba ci suba ga ñuy wëri. ci vendredi bi moom muy tallee. waaw moom mu koy woo pour mu jël pour laaj ko. loolu nag je suis témoin maa ngi ànd ak moom sur le cours du trajet di wër. muy woote di woote jëlul. toute la journée mun nga ne sax xëy na dafa teel yee woogul. mais damay ne ba 4 heures ba 16 heures du soir maag waa ji ñoo nekk. muy woo jëlu ko. ba le soir parce que le lendemain la ma wax loolu mu ne le soir wala woo médecin bi ne ko pour Fatima ne vous inquiétez pas dina ñëw. non mais mu ne ko waaw mais yow kan moo wax Fatima dafa réer non yëg naa seen kii. mais moom jigéen la wala. non jigéen la. procès verbal bi li mi ngi ci. yëpp a ngi ci. ne vous inquiétez pas dina ñëw. kon moom xam na fu mu nekk. maanaam ñun wax nañ lii moom moo tax non xam nga demee police bu demee ba téye nit. indi ko mun na changer ay propos ba dem jëli ko. police bu demee ba jëli nit. pour enquête ko la. déglu la. téye la. xëy na am na lu tax. le soupçon mais après au delà de 24 48 heures yi dañu ne amuñu élément. waaw c'est que ñoom xam c'est que tubaab. mais quand elle dit que ne vous souciez pas. mais elle va revenir. pourquoi am wax loolu elle va revenir. waaw mais xam nga ñoom loolu mooy piste bi nga xam ne waruñu ko bàyyi. mais Oustaz Seydi aussi police tam imam mais police mënul loolu. xam nga police moom du wax non wàllu yoon. si moom li mu wax c'est clair amuñu si preuve lañ lay wax.
non bien que dinañ ko woo laaj ko enquête ko mais dañu amuñu si preuve mais am na ñuy laaj ñi wax xam tuuma am na dañ koy wax mais am na yoo xam ne la lu ne fàng la kenn du ko jeex dafa am si réew mi foog ñu nangu ko que ñi nga xam ne alal wala place daf leen jaral lu ne ñu njabar doomu aadama ñuy léegi sax yamatuñu sax di la njabar si di la yóbbu di mel ni ku lay naawtal dañ lay faat léegi xaaratuñu moom borom subhanahu wa taala yónnee ay malaakam ngir ñu faat léegi ñoom si bopp nañ ma jéggal waaye lu am la waaw réew mi tax xam nga boo li nga xam nga police bu nga ko waxee loolu quand même je le comprends lu waay def boppam bien que ni pour man négligence am na à ce niveau parce que dañu ñëwee j'ai les noms l'inspecteur bi yoroon kii bi yëpp j'ai tous les noms ñu def enquête bi dañ ma ne dañu def réquisition ci numéro waaw femme bi waaw mooy dëgg numéro xale bi réer Fatima waaw def réquisition pour xam portable bi ñan na ko ciy woo ndax yóbbuwaale na portable yóbbaalewul carte d'identité man nag xam nga damay wax toujours ci fait yi yoo xam ne da ngay leeroo sa bàmmeel da ngay wax les faits ci titre média nga ne ku ko contesté da lay woo am na droit bi am na droit donc ma ñu woo mu ne ko def mu ne ma ne ko ndax def nga réquisition mu ne ma def nañu réquisition bi ci portable bi pour surveiller le portable may dem jot ngeen mais jotaguñu réponse Sonatel ndax chaque jour ma dem ndax jot nga réponse Sonatel déedéet jotaguma ko ba mu mat lu mat une semaine. et pourquoi et pourtant war ta yàgg imam ñu ngi jéggal ma déglu ma bu baax waaw mat une semaine ma ne waaw mais affaire bi mi ngi tardé vraiment te lii affaire dafa war a gaaw dafa gaaw dañ koy yéexal de ba suñu wax ko suñu beneen mag sama grand frère kilifa la ci réew mi mu monté un créneau woo le directeur général de Sonatel Cheikh Tidiane Mbaye à l'époque directement parce qu'il y a plus de secret sur ça dama koy wax mu woo ko directement wax ko jox ko numéro bi mu ne ko ndax def nañu réquisition mu ne def nañ ko mais dañu ne ci à votre dans vos services yéen a yéex a tardé mu ne xaaral ma woowaat ko ne ko ay 11 heures ci guddi nañ ma woo mu ne ko je suis formel on n'a pas reçu de réquisition kon zone d'ombre bi mi ngi existé ba léegi maa ngi ñëw je suis formel jotuñu benn réquisition léegi nag mais n'empêche bi ma ko joxee man def naa lu nañ liggéey bi ba def nañ tout le rapport sur pli mais awma droit communiquer la ko police nañ ko am droit communiquer waxal ki ko yor ta muy man mi mu dem suba police taxaw ne leen jotuñu réquisition lettre nañu defal lettre science tenante jox ñu indi ko bu ñu ñëwee déjà le résultat est prêt du fi taxaw loolu xam nga bu du woon relation du am loolu ci guddi ma xëy dem seeti l'inspecteur bi yor enquête bi un certain monsieur Sarr fa laa yem xam naa tur xam naa yëpp léegi monté na grade sax ci yeneen nekkatul ci loolu il est devenu commissaire il est devenu autre chose ma dem wax ko waxtaan ma ne ko waaw mais man il paraît que vous n'avez pas fait la réquisition defu leen kii leen mu ne waaw binduma lettre formelle parce que mais dafa am sama wóole sama xarit bu fa nekk Sonatel d'habitude ci samay enquête toujours moom laay wax mu defal ma réquisition ma ne ko quand même ma ne ko l'administration écrite si ma ne ko lan nga may waxi ma ne ko moo tax du la toog gaaw ton mooy waaw non dama ko waxoon rek au téléphone ne ko na ma ko est-ce que tam di dem ñu ba xam suñu woowu tam ba xam nga bi jéem ko jéem a gëlëmal xel bi ba du moom tam du concentré aussi dossier bi est-ce que waaw certainement du benn waaw loolu tamit waaw loolu day am de Mouhidine est-ce que du intouchable non moo nekk koo xam ne non ay mbir la non bu doon intouchable sax duñ ko téye police bu bien que ñoom jot nañu ay pression bi ñu ko téye quelques jours non mais li kii wax bàyyi musuma ci bàyyi dañ lay gëlëmal de li mu wax nii ñi ne musuma ci bàyyi xel chaîne bi yëpp ñi ne ci chaîne bi yëpp ñu gëlëmal leen chef de projet bi yàlla bu ñu gëlëm waaye tabaarkàlla chef de projet bi yéen inspecteur bi yoroon enquête bi brigade yi ko waroon jëli yéen ñëpp ñu gëlëmal leen noonu comme ça science tenante la ñu def lettre bi ma taxaw maay fay jëndi enveloppe ñu woo agent bi jox ko def ko suppli yóbbu ko sama kanam Sonatel ñun de dinañ ko jéem a topp incha allah ñu toog ba ñu jotee réponse bi kattanu borom bi bokk ne ci rapport Sonatel ba li mu wax mooy effectivement portable bi am na ku koy taal par guddi chaque guddi dina taal portable en ce moment là période booba chaque guddi doon na taal portable bi déglu message mais message lay déglu
parce que 602 lay bës pour fayaat ko te heure boobu day fekk mu nekk guddi service de garde yëpp Sonatel wàcc nañ donc pour localiser day gaaw fan la taalee portable bi mais ñoom loolu génn na ci rapport